internet Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen nu ñu koy defee saa su ne di kontaan bu baax a baax ci teewlu bi nga xam ne nag yéen ñu ngi koy teewlu yéen suñu ay internet yu ne fii ci Sénégal rawatina nag ñu nekk ci bitim réew am mbégte également nekk tey jii fii ci Golf Cité Aline Sow ci koo xam ne kenn dootu ko présenté ndaanaan la ci li muy yëngu mën na it li muy def Sénégal ñëpp xam nañ ko ndax xarañ gi nga xam ne xarañ na ko muy ki nga xam ne tey jii moom mooy madame Kane di Ndaak borom Ginda Couture di waajal nag lu mag loo xam ne Sénégal ak àdduna yëpp ñu ngi koy waajal tax ñu ñëw seet si ko ngir na waxtaan ak moom ci événement bu rëy boo xam ne benn yoon lay am ci at mi te yaakaar naa moom rek moo koy def moom la ñuy seq ak waxtaan Ndaak nuyu nañu. Ngoné maa ngi lay nuyu di la ziyaare si déplacement bi nga def di la ziyaare yaak sa équipe waa Dakar Buzz di nuyu sama fans yi di nuyu aussi sama staff bi nga xam ne boobu ba léegi ñoo may jàppale di nuyu toute ma famille aussi. d'accord maa ngi koy wax léegi da ngay yëngu ci li nga xam ne moom mooy wàllu mode beauté couture waaye am na yeneen yoo xam ne tamit yaa ngi ci yëngu xam naa dinañ ci xuus tuuti. bu ñu duggee ci émission bi tey internet yi lay seetaan bu ñu bëggoon xam kan mooy Ndaak nan ngay présenter sa bopp. Bon, je m'appelle Ndak, les gens m'appellent Ginda Couture par rapport ak sama liggéey donc ma nekk quelqu'un de très simple nekk ci gox bi daal bëgg sama gox aussi muy golfu Guédiawaye parce que golf si Guédiawaye la bokk di liggéey ak ñoom ñëpp xam ma fi alhamdulilah loolu laa mënagul wax pour le moment. d'accord yaa ngi yëngu tam ci li nga xam ne moom mooy wàllum social xam nañu ne jàppalante dañu ko santaane waaye tamit jafe na pour nit ñi di ko def nga yëngu ci wàllum social nan nga ci duggee yan action sociale nga jot a def ak lan ngay waajal. En fait Ngoné loolu soo ma ciy laaj dama ci sawax bu baax parce que nit ki ni nga mel rek noonu ngay wuyoo te defe naa ne yar dafa am solo lépp lu may def ci social dafa fekk nañ ma see yar muy mes parents ma leen di nuyu au passage sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm taxaree ko àjjana yàlla bàyyi fi sama papa bu baax man damaa judd fekk sama famille di def social ndax social mu ngi jiitoo ci famille bu mag nga judd ci famille fekk leen ñuy bala ñooy lekk doomu aadama yi ñooy njëkk a lekk ngay bokk ak ay nit yoo xam ne bokkoo ak ñoom ndey ak bàyyi xamoo leen fenn mais ñu leen di yar ci kër gi di leen jox teraanga ba ku nekk tey ji nga am foo nekk loolu mënul wees social donc yar dafa am solo man j'aime bien partager ak bokk doomu aadama yi loolu lu ma ñëpp xamee moo tax lu ma am rek dama koy bëgg a bokk ak ñi nga xam ne ñoo ma jigee par rapport ak ñi nga xam ne ñoo néew doole. d'accord ci say action sociale lan nga ci tàmbali def parce que maa ngi koy wax léegi. yan nga commencé. d'accord au dehors du travail avant dafa am benn yërmande boo xam ne dafa am ci man ndax ku nekk xam na j'étais pas au Sénégal je vivais en Europe par rapport plus particulièrement à Doha Qatar. donc j'ai fait pas mal de pays donc fu ma dem côtoyer damay gis ñoom ni ñuy doxalee dëkk ba ni ñuy doxalee da ngay topp ñoom si ni ñuy doxalee noonu ngay toppee pour mën ko def donc bi ma ñëwee fii Sénégal dama gis ne dëgg la ñu bëri seen loxo jotu seen ginnaaw te man mi wax ak yow tëb ma tëb rek tey ji am li ma am dafa am fu ma jaax lu baree bari yoo xam ne soo fa jaaree da ngay am yërmande ba doo bëgg nit jaar fa moo waral nag dañ doon commencé si benn ñaar lu ñu am bokk ak nit ñi ak calme di togg di yóbbu ci daara yi di leen jàppale di dem comme par exemple yenn dëkk yi comme sama yaay côté bi mu dëkkee côté Fatick bi di leen jàppale mais si ndànk te kenn du ko xam mais nag social yi ñu gën a remarqué nga xam ne c'est médiatisé yooyu moom maa ngi ko commencé après bi ma ubbi complexe bi d'accord dinañ ñëwaat ci ubbite complexe boobu ndax yaa ngi waajal ni ma ko waxoon sànq bés bu mag muy complexe bu rëy di yëngu ci li nga xam ne moom mooy wàllum beauté ñu gis tamit comme ni nga ko waxee nekkoo woon fi nga xam mooy Sénégal yaa ngi woon Doha dégg naa noonu nga fa baree xarit bu naar yeeg ñoom ñëpp say xarit la ñu woon loolu wax nañ ma ko balaa ngay ñëw sa nekkin biir Dubaï nan la woon loo fa daan liggéey lu la motivé ba nga dellu si waat ci biir Sénégal. alhamdulilah Ngoné posé nga ma question bu ma neex posé nga ma question boo xam ne aussi dinaa ci mën a aborder largement parce que ku nekk xam na ne tey jii bala ngay tukki da nga am fooy jaar bala ngay tey yéeg avion comme Sénégal dañ koy waxee picc mi da ngay am jaar dafa am ñoo xam ne dañuy juddu fekk lépp pare am ñoo xam ne dañuy juddu tey fekk seen parents yor lépp yàlla dafa dekk nag ma bokkoon ci famille bu modeste je peux dire famille bu modeste benn papa policier yaay bi góorgóorlu donc nag du métti 100% mais doo am lépp ndax lépp yàlla rek a ko am mais liñ naan nit ki foo mën a egg ci àdduna rek jom moo la fay yóbbu loolu laay wax sama moroomu jigéen ñi di ko wax ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw jom moo la fay yóbbu ak fulla ak fayda dans la vie soo bëggee avancer bëgg a egg tey fi nga war a mën a egg il faut que nga am foo bëgg a teg sa bët mooy nga gumba toxlu
di nga dégg lu ne di nga gis lu ne mais yow xamal fi nga bëgg a yegg donc ma commencé nag ci lu bari avant may dem au niveau international parce que voilà parce que mënuma tëb tey wax doxaa bi ndax doxaa am na lu ko jiitu tukki bi tey jii partout dans le monde am na lu ko jiitu muy sama base man notaire laa jóge Guédiawaye foofu ku nekk xam na ne dund bu simple ngay dund undu ngay dund boo fa nekkee tey jii ba am foo yegg jàmbaar nga parce que banlieue bi dafa am lu ñu leen di étiqueté surtout nga nekk jigéen mais pour man banlieue bi ñu fi nekk ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu man Ngoné yàlla dafa defoon man j'étais très fort à l'école ma jàngee Souleymane Baal fa laa nekk ba sama seconde mais dama mës a gëm sama bopp dama naan def vacances jotee nii sama yaay dafa amoon benn frigo bu 7 portes dama naan takk crème dafa ma naan may 15000 dama dem jënd samay bisaab samay buy dem takk crème yóbbu ko stade di ko jaay nawetaan ñëpp xam ma ci loolu may def ay crème yu neex donc su ma ñëwee jox sama yaay 7000 di jël 4000 dem jëndewaat matériel xam nga ñëw defaraat pour suba ma mën a am lu ma jàppale sama yaay fur et à mesure loolu di dem mujj gi nag après jàng bi demeetul noonu parce que di nga toll foo xam ne doo gis lu dimbali sa yaay doo gis lu soutenir ko parce que dama nekk sama taaw yaay ak sama papa am samay rakk am samay famille ñu nekk sama ginnaaw te tey Ngoné ku sañoon tey jii ku sañoon jàppale sa yaay tey boo xoolee jeunes yi nekk si àddina bi yëpp ñi si baax ak ñi si bon yëpp ku ci wax danaa la sama yaay tax may sonn lu tax ngay bëri ñu ne la sama yaay exactement parce que pour man nit bu fekkee ne dafa bëgg am roy bu baax dafay jéem a am vision bu baax par rapport c'est ay famille li ñu daj loolu laa commencé def naa jawbe aussi donc pas mal de choses yoo xam ne def naa ko fii ba keroog may dem doxaa macha allah mu nekk loo xam ne tey jii bépp xale bu jigéen bu ko gis yaakaar naa di nga ko motiver comme ni nga ko waxee dara xëyu rek sotti tey bu ñu la gisee ci ni nga nekkee nit ñi dina baax nga fàttali leen un peu rek fi nga xam ne foofu nga fa jaar mode ak beauté loo ci dugal parce que liggéey yi bari na nga bàyyi lépp ñëw ci li nga xam ne moom mooy taaru jigéen loolu rêve la woon nag rêve la boo xam ne dafa yàgg ci man bi may jàng ak ñi ma xam ñëpp dañ ma xam ci solo dañ ma xam ci créer dañ ma xam ci bëgg àddina voilà bi ma man je suis infographe j'étais à la RTS aussi ñu affecté ma Fatick ma nekk Fatick maa ngi nuyu waa Fatick FM yëpp j'étais là-bas comme animatrice et technicienne table bi ma jaaree foofu nag lu bari jaar Sene Info ku nekk xam ne ne Sene Info Abdoulaye Sakho Sarr moo fa nekkoon sama directeur ma koy sant bu baax ndax moo ma teetee voilà donc ma jaar Sene Info di liggéey comme animatrice comme ni ngay def nii mais yàlla dafa def après dañ ne boo jàngul doo am xam-xam dëgg la te man pour man jàng du wees te pour nga def mode dafa am loo war a xam mooy da nga war a xam les bases couleurs tout ça ma ne infographe rek moo ma ci mën a génnee ma xam tout ce qui est couleur du genre yooyu yàlla bi mu defee ma xamanteeg nag ki ma nekkal macha allah maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax mu yóbbu ma tukki bi ma yóbbu ma tukki ma dem doxaa Qatar bi ma demee dama gis ne dangay toog nelaw yeewu parce que bitim réew lu ci bëri jigéen ñu ci bëri loolu lañ fa nekkee nelaw yeewu togg donc ma xam ne lii amul benn rendement dans ma vie parce que ku ma xam dama xam ci yëngatu dafa ma xam ci dimbali doomu aadama te man mënuma toog si laa wut sama fond mu jàppale ma commencé dem ay Dubaï dem ay Chine dem Inde xam nga commencé def commerce di indi Sénégal loolu moo tax nga dugg ci mode bi nga duggee ci mode tam gis nañu lu rafet li nga xam ne yaa ngi koy def say choix say couleur ni ngay agencé mbir yi ak loolu tamit nekkul ne jàng bi rek mais dafa mel ni don la bu la yàlla may tamit en fait li ma gën a motiver loolu mooy j'ai fait 14 ans à Doha bi ma defee 14 ans ma gis ne 14 ans yi may toog ni maa ngi si dëkku jàmbur te lépp lu ma liggéey aussi fi laa koy bàyyiwaat te loolu du yoon ndax ñun dañoo dem pour wuti te man pour man boo demee di wuti da nga wax a dellu sa dëkk ndax nag yàlla mooy ubbi wërsëg di ubbi bunt comme am na lu ñu yàlla jot a dénk nañ dem investir jël jigéen ñi nga xam ne tey jii amuñu xam-xam amuñu métier ñu def si ñoom métier def si ñoom xam-xam looloo war a tey ma ñëwaat Sénégal di def va et vient ubbi benn complexe bu mag complexe bi mu ngi def 4 ans
c'était depuis 2017 lañ ko ubbi. D'accord. mais musuma ci def lenn jotul ñu ngi liggéey xale jigéen di liggéey ma leen di defal ay formation aussi yoo xam ne ñoo ngi koy def ci biir si côté ay transformation du genre yooyu donc lu bëri loo xam ne mu ngi nekk ci biir complexe bi ñu koy def mu am institut de beauté xam nga am ñaw bi may gérer ay xale yore tamit ay association yoo xam ne ñu ngi fii au niveau de Dakar association de femmes. voilà tout récemment nommé nañ ma fi trésorier général FENAF boo xam ne bi ma ci génnee sax yàggul parce que da ngay toll foo xam ne sa liggéey bopp daf lay tënk ba doo mën a nekk si lu baree bari ma koy sante yàlla jigéen ñi aussi jox nañu ma bopp alhamdulilah te loolu maa ngi koy sante yàlla ndax du sama xam-xam du sama mën-mën du sama baax yàlla moo ma ko jagleel ma ci sante yàlla bu baax maa ngi sant yàlla aussi si côté boobu jigéen ñi ma jox bopp ba su ma leen waxee ñu def su ma leen teree ñu bàyyi yàlla bu ma am leen lu ma metti si ñoom yàlla nañuy kontaan chaque fois amiin alors ci li ngay wax noonu yaa ngi ak ay ndaw yaa ngi ak ay xale di leen jàngal liggéey dañuy gis ñenn dañuy ubbi complexe mais ñoom kese ñoo fay nekk tey ngay def ci li nga xam ne moom mooy emploi des jeunes mu nekk ci jamono joo xam ni ndaw ñi amuñu liggéey dañuy sonn comme ni nga ko wax ku ci nekk bëgg nga teral sa bopp ku ci nekk bëgg nga teral sa yaay te liggéey amul est-ce que yaa ngi conscient ci emploi des jeunes boobu nga xam ne yaa ngi ci apporter benn mbir mais effectivement parce que pourquoi pas duma ci bàyyi xel xam nga lu tax parce que man damay dem ak samay propre moyen laay jàppale xale yi te li tax ma leen di jàppale ça fait plaisir ndax loo xam ne dafa nekk ci man au fond ba su ma koy wax sax mën nga koo bàyyi xel man jàppale doomu aadama dafa bokk ci man bu dee loolay tax man ma ñàkk xam naa ne du ma am ndax yërmande la rek bu ma am si ñoom ndax fi dañoo nekk si jamono joo xam ne jigéen ñi ñu si bëri ñu ngi leen di defal benn étiquette boo xam ne neexuma surtout xale yi tey yi xale yi ñun ñi nga xam ne suñu génération ñun ñi nga xam ne dañoo am fu ñu nekk baaxuñu naam meluñu neen mais dañoo war a dimbali xale yi jigéen ñi ñu xam fi ñu teg seen tànk soo gisee à chaque fois dama leen nettali sama vie di leen wax fi ma jaar li ma def tey ba egsi fii bëgg ñu am jom bëgg leen wax ne leen carrément fii àddina bi dara jafewu fi jom ak fula rek la koy may booy jaay gerte caaf sax boo ci amee fula ak fayda suñu borom jàppale la ci man dama see jaax am na ñeneen ñu mel ni man ñoo xam ne peut-être ñoo ma gën a sax brave gën faa jaar ñooñu nag doo soxor da ngay fexe apporter leen loolu indi leen soutenir leen ku ci am sa problème boo ñëwee bu waxee boo ko mënul fajal lépp sax nga déglu ko ndax déglu bi rek dafa am solo yàlla def nag fi ma nekk ci gox bi fii moom golf macha allah jigéen ñi jox nañ ma bopp te déglu nañ ma alhamdulilah macha allah. ndax loolu lu tax nga mën a laajte maire bi ndax dañuy wax ne jigéen mooy fal te gis nañu ñi nekk sa ginnaaw muy association muy ay ndaw te nekk ñu ay xale yu ndaw a ndaw. loolu taxul nga am fitu laajte li nga xam mooy maire bi. En fait ngoone man dama nekk koo xam je suis pas politique. je suis apolitique. Je vois du n'importe quoi nag damay gis ay propositions yu bare fii si niveau suñu gox bi parce que nag fi lañ juddoo màggee fi yaroo fi et on est fier nekk waa Guédiawaye ñu màggee fi tekkee fi amee fi lépp ba pare ñëwaat wàlli waa nañu fenn dañoo ñëwaat fi ñu dëkk si waat voilà am fi def fi li ñu fiy def man awma sens interdit si golf awma sens interdit Guédiawaye fu ma neex laay jaar awma sax chauffeur fu ma neex laay jaar fu ma neex laay dox carax sax mën naa ko doxee parce que nit yaa leen koy ji nekkul sama xel nag ay affaire de politique yi moom ki lay woon naan la nga jàppale ko nag kilifa gi bon tontu rek tontu nag dañuy waxtaan nag xam nga waxtaan wax dëgg da ciy neex mi ngi lay topp mi ngi lay woo guddi mi ngi lay woo bëccëg nga bañ a jël loo koy wax ko xam nga Dakar Buzz moom loo ngoone xam nga nit ñi Sénégal dañoo nekk Sénégal goo xam ne bu ñu xamee fa nga jëm doo yegg ñu bàyyi noonu kon waaw bu ñu xamee foo jëm doo yegg te dama leen bëgg a xam ne daal jindaa ñëpp la je suis pas là pour kii wala kii jindaa ñëpp la man li ma ñox sama àddina bu ma mun soxla ma sax ku ma jàppale je dis te ba koy wax alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax li ma soxla mooy fi ma dëkk muy sama gox nañu jàppale ndaw ñi nañu jàppale jigéen ñi ndax nag damaa ne seen avocat nañ jàppale jigéen ñi nañ jàppale xale yi nañ def ay investissement xale yi jàng métier ndax gis nga métier boo ko amee rek sonnoo ndax ki am métier tey jii bu ci crocheté sax bu yàggee mu mun ko jural dara dañ jàppale ndaw ñi bu baax surtout jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si banlieue bi d'accord kon loolu leer na mi ngi woote ñëpp ngir ñu jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi ba ku ci nekk rek daal di am xëy ñu gis ne it am nga fi prix ñu raaye boo xam ne dañu la tabb ne yow yaa fi dàq ñëw ci fi nga xam ne moom mooy banlieue bi bañ la ko joxee lan nga yëg mon plaisir nag parce que ngoone il faut qu'on se dise la vérité képp kuy liggéey baa ngay def dara si àddina boo sañoon ñu ne la si jaajëf baa ñu ne la ci lii ñoo la ko décoré ma leen di sant waa Evon maa ngi leen di sant bu baax a baax ñu jox ma prix bi
meilleur styliste si banlieue bi loolu moom dama koy sant yàlla bu baax a baax mais au dehors de ça aussi am nañ benn prix bu ñu ma joxoon au niveau de Augusta Georgia New York sama ay femmes gambiens ak sénégalais yi ñoo boole woon foofu invité woon ma fa ma dem fa yóbbu fa ay ñaw ma si gërëm sama yaay ju baax ji nga xam ne mooy yaayu asmaawul bu borom daaru saa yu ma demee si moom laay nekk tata Fature mu may dalal macha allah nekk sama yaay nekk sama xarit di ma encourager lu mu sol pour man su ma ko ñëwul baaxul daf may booleeg ay nit Gambien yeeg nit ñi nekk fa yu mu ma leen booleel comme Tota maa ngi lay gërëm di la sant ci accueil bi nga may accueillir saa yi ma fa ñëwee di la wax ne la aw ma si yow sago merci beaucoup d'accord si diggante ak Gambie États-Unis ak sax yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi fi ñu ci bari gis nañ da leen di sonal ba ci yenn première dame yoo xam ne ñu ngi ci yeneen dëkk yi suñu première dame yaa ngi koy solalam déet non pas encore mais ñun nag dañoo bokk dëkk première dame moom dafa nekk suñu première dame et on est fier di ko wax ndax kutuwaayoo ma ko nag wax dëgg fa yàlla mais dafa am benn jëf bu mu defal sama benn tata boo xam ne dafa yor sama benn liggéey te tey su ma ko waxoon moom dina ko xam li may wax mu ngi dëkk Kër Mbay Fall loo xam ne dafa rëy loolu ma loolu rek laa ko nawee loolu laa ko jàppale ndax Sénégal dëgg am nañ suñu président de la République am suñu grande première dame mais aussi ku ci nekk yaay sa première dame mu bopp ku ci nekk yaay def loo amee sa développement ndax kenn du fekk kenn naan ko kaay ma jox la li nga liggéey nit yaay nekk si li nga nekk ñu fekk si la si ndax ñoom mënuñu def lépp ñoom dañoo mën a jàppale waa Sénégal Sénégal nañu si lañ bokk te ñun bu ñu liggéeyee jàpp ci day mel ni ñoom lañ jàppale donc côté boobu moom ñu ngi ko ciy sant mais nag au niveau Gambie loolu moom dama ciy teg benn point tuuti lu tax ma ciy teg point mooy ñoom mënuma leen a fay Gambien yi macha allah ku mel ni Soxna Ndiaye Amérique kooku ñëpp xam nañ ko kooku day déplacé wu Amérique spécial war a dem Gambie danaan ma damay jënd billet ñëw ba aéroport pour nga jox ma sama yére spécial pour ma jox ko ay yéreem donc Gambien yi mënuma leen a fay au niveau tamit Angleterre aussi mënuma leen a fay Allemagne pareil donc mais mention spéciale aussi waa France waa Miro parce que sama mbokk saraxule yi moom ñoom tam ñu ngi jàpp ci combat bi bu baax a baax macha allah alhamdulilah ñu gën cee jàpp rek sa diggante ak waa Ramadan gis nañu ñu am fi événement nga solo leen ñoom ñëpp fecckat yeeg waykat yeeg tëggkat yeeg ñoom ñëpp lan mooy sa relation ak ñoom fii gis nga àddina boo ci nekkee da ngay liggéey man je ne suis pas là pour qu'on me chante wala ñu may def quoi que ce soit parce que nit ki li ngay am yaa koy amal sa bopp li lay jëmale kanam yow yaa koy jëmale sa bopp kanam mais dans la vie dañoo toll foo xam ne nit mënul avancer si dara si àdduna te nit tegu ko loxo weer bu deewee sax dañ lay jox te nit a la koy jox lépp lu nit di def ci àdduna te dama koy wax man je suis quelqu'un de très direct nit moo lay jàppale te nag dëgg la mag waale amuñu yenn affinité yi mais ki tax ma liggéey ak ñoom muy Cheikh Niane kooku c'est un frère kooku sama xarit la sama doomu ndey la sama seex la et on partage beaucoup de choses kooku moom boole ak ñoom ma liggéey ak ñoom et je l'ai pas regretté ndax def na ma ay retombées yu bari yu am solo voilà yenn artistes yu jigéen yi ci Sénégal xam nañu artistes yi bari na bu di waykat ak ñeneen ñoo xam ne sax siiw nañu ñu ci bari nag dégg naa bëgg nañ nga solal leen lu tax nga bañ en fait gis nga Ngoné les gens dañuy am tendance di wax na je suis un peu difficile je ne suis pas difficile fi ma jaar moo sori li tax may egsi fii tey jii boo amul fulla ak fayda ak jom doo fa egsi artiste la ñun lu ñuy def c'est de l'art aussi dañuy ñaw di solal nit ñi te dañuy jël suñu temps bàyyi suñu njaboot yi bàyyi ñëpp di ko def néew ma du ma solal artiste mais man am na loo xam ne du ma ko dundeek nit muy comme lan voilà xam nga lu tax du ma ko dundeek nit parce que àddina bi pour man nit ki boo xasee bay nekk ak moom intérêt waru koo lal danga cee war a gañe ma gañe ci bëggoo ko la utiliser daal non man kenn du ma utiliser et gis naa ne ñu bari fii dañ lay dugg sax pour utiliser la ndax lan danga leen solal tey mais bu subaa bu ñu gisee ku la dàq ñëw wala keneen dañuy dem foofu kooku solal leen après yaa ciy perdre day mel ne xamuñu la et man je marche pas comme ça ñoom ñëpp samay xarit lañ nag bari na ci ay artistes yu jigéen yu bari yu ma xam ñoo xam ne dañuy ñëw jàpp ci combat bi gis nga nit ki li ngay liggéey parce que ñoom dañuy tëgg des fois ay soirée boîte ñu invité ma sañ sa ànd ak samay rakk ak samay staff demal leen damay jënd billet wala nga jënd sa bouteille wala nga jënd leen dem toogal leen donc pourquoi pas yow booy liggéey aussi nekk sa domaine ñoom dañ la war a jàppale di ñëw di jënd di jënd comprendre nga mais bu fekkee ne jënduñu sax des fois war nañoo ñëw ci yow ne la kat dañoo bëgg a def ak yow partenariat teg lu leer mu nekk 50-50 mais doo jël nit lépp sëf ko ndax àddina bi dafa metti te dafa am ñu nekk sama ginnaaw dëgg la loolu yaakaar naa ne leer na bu ñu waxee Guinda Couture ñëpp xam nañ la comme ni ma ko waxee woon au début
gis nañu yi ngay ñëw macha allah comme ni ma ko waxee woon. mais ñu ci bari dañuy ragal ñëw ci yow parce que bu ñu waxee ne grande dame la couturière rek dañ naan sama budget attanu ko ñooñu lan nga leen di wax. bon non loolu wax naa ko ci sama défilé bi ma mujjee def ak benn télé de la place bu mag. yoo mujjee def wax naa ko ci parce que ñun mënoon nañoo dem investir feneen am nañu moyenne bi macha allah alhamdulilah pour dem feneen investir mais defuñu ko. dañoo ñëw créer benn complexe bu mag macha allah defal ko bu mu baax. li nga xam ne moom ngay gis yenn grande place yi nekk fii au Sénégal. moom ngay gis boo ñëwee ca complexe ba. mais ça veut pas dire que ne da ngay ñëw ci complexe ba rek ba yow sa budget gis nga Jinda Couture. ba ci miroir beauté bi mooy institut bi. lu waay am boo ñëwee defar sa bopp lu waay am boo ñëwee ñawlu 5000 sax am na fa. parce que man dama ko def pour nit ñi. def ma ko pour nit ñi toog di ma xool. nit du fay lu mu amul nit du joxe lu mu yorul. xartum sax dañ koy ñaw. te defe naa ne tissu amul lu gën a ndaw xartum wala voile. dëgg la. te xam naa ne xartum mënooñu ñu fayee ko la si 50000. mënooñu ñu fayee ko la si sax 20000. ça dépend si ñëw ba donc foofu lu waay am boo ñëwee da nga ko fay fekk. am na aussi boutique bu nekk ci biir boutique bi dañuy jaay lépp parce que am na ñeneen boutique yoo xam ne day jaay tissu. mais dama gis sama client yi dañuy am problème damay obligé dem ba ci boutique ba di leen jëlee du tissu yi donc moo tax ñu dolli si complexe bi def fa ay tissu ba yow boo ñëwee sur place boo fekk soxna jasner brodé voile lépp loo soxla ba ci waax bi jël mètre 700. boo ñëwee da nga ko fay fekk kon fa ngay jëndee boo ñëwee ñu daggal la ñawal la soxla nga dem marché demaat ñëw coiffure pédicure manucure lépp lañ lay defal sur place. maanaam dañ lay mettre à l'aise ba yow doo namm dara. lépp nga fa ba pare ñu am équipe bu dynamique. secrétaire bu parfaite ak ay assistante yu mat liñ doon macha allah. d'accord voilà alors comme ni ma ko waxee woon yaa ngi pare bés bu mag muy li nga xam moom mooy ouverture complexe bi naam sax yàgg na 4 ans bu ngi fii ba léegi. bés bi noo koy waajalee ak lan lañ ci mën a xaar. Ngoné sama bés bi nag dafa amoon lu taxoon ma bëggoon ko def lu yàgg mais dañ naan lu jot rek yomb. jotoon naa ko fa sax bëgg a annoncé bu ñamee corona bi duggoon. après ma arrêté ko ma ne naa bàyyi ba mu yomb rek ba yàlla dogal ko. yàlla dafa def nag instant bi nii dafa jot pour nit ñi xam ñu parce que macha allah ñu ngi nekk suñu coin di liggéey. complexe bi ma koy def sama yaay laa ci bëggoon a rendre hommage. ndax li tax ma bëgg see rendre sama yaay hommage mooy daf ñoo jàppale dans la vie daf ñoo soutenir. man dama bokk ci famille boo xam ne sama papa dañ ko ba bokkoon ci policiers yi ñu raje woon yu ñu dàqoon. policiers yooyu tey jii ñoom ñoo nekkoon municipal tey ji ba nekkaat police d'état bi mu ñëwee Njaay mu soutenir ma téye ma tette ma tey ji ba ma mën li ma mën. ba tey ji doole ji ma am ko ndax bu ñu naan liggéeyu ndey añub doom a tax te fii ku fi sa ndey liggéey rek ñaari nit ndeyu liggéey ñoo mën a daje. sama yaay nag dama bëggoon mu fekkee woon tey jii li nga xam ne daf ko bëggoon muy modd sama yaay àddinaam yëpp da ko ñaw. man sama yaay dafa ñaw àddinaam yëpp sama yaay da daan ñaw loxo ba pare nga ne machine moo ko ñaw. avant muy décédé daf ma doon wax naa ma sama rêve yëpp mooy ubbi atelier couture. ma ne ko yàlla baax na ma amoon benn somme may ko ndeysaan mu dem ñënd ñaari machine teg yàlla def avant muy ubbi mu décédé donc loolu mu nekkoon nag benn choc bu nekk ci man boo xam ne dama ne bis bu ma ubbee complexe naa ko toog ba su ma koy inauguré dama koy inauguré au nom si sama turu yaay. pour rendre ko hommage. voilà parce que dafa nekk koo xam ne du jug si sama xol. d'accord ñu koy ñaanal suuf oyof ci kawam. fu mu jëm gën a ko bu baax a baax. amiin foofu lay jóge ñu ci rendre yaay yëpp xam nañ ku nekk bëgg nga fekkee li nga xam ne moom mooy sa tekki doom. bés bi lan lañ ci mën a xaar ndaak. beaucoup de choses ak ambiance parce que xam nga ñu ne. waaw ko bëgg ambiance nga nag sànq rek maa ngi laaj sa staff bi ana bongo yi. billaay dama ko bëgg torop sax xam nga nag day deexal xol parce que ñun stress bi ngoone. waaw liggéey bi day ànd ak stress. donc loolu la ma xale yi di wax des fois même des fois wañu si di ñëw fi sax loolu lañ may wax. naan ma non sister yow da ngaa bëgg ambiance. parce que c'est la vie àdduna amul solo yaa booy. lu tax àdduna amul solo mooy mënoon naa def ouverture bi sample si di ñëw xam nga filmer mu dem. mais loolu amul sens des fois di nga liggéey foo xam ne il faut nga bégal xale yi. bégal sa staff bégal ñi nga xam ne dañ loo bëgg parce que man dama am ay fans aussi. ñoo xam ne dañ may béggee wallahi azim. damay jikki-jikki ay groupe ñëw ay xale ne ñu dañ la neex. dama la bëgg. par rapport ak publicité yeeg film yi ñu may gis may jouer. donc ma leen siy sant bu baax moo tax ñuy woowee nag may def inauguration tànn biir bu mag. boo xam ne ñu koy def le vent. ñu def ouverture complexe bi le 20 novembre bi ñu def ouverture bi di defaale ouverture miroir beauté bi aussi dama amaat beneen institut bu bees ñu koy def macha allah ñu siy woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp nag di woo partenariat yi d'ailleurs am nañ ay pas mal de partenaires yoo xam ne staff bi dox nañ si
autorités yi sur place aussi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen laaj nag seen audience ngeen kii ma ndax nag fii ki da nga jàppale ko ci maire bi moom woo nga ko waaw kooku moom defar na ba mu baax waaw yeneen ñi nag da leen ci jàpp ndax ñun fii lañ dëkk màggee fi yaroo fi tukki ñëw am lu ñu am indiwaat ko ci banlieue bi Géejawaay kenn mënu fee def dara te boole woo si Djinda ndax fii lu ñu am tey jii fii lañ ko indiwaat def suñu complet di employé ay jeunes yoo xam ne tey jii bu ñu leen bàyyi woon amaana ñu def na ko su dul noonu comme jàppale leen ñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi bëgg a jàppale jigéen ñi man chaque jour li may wax mooy man si jigéen ñi laay wax jigéen ñi bëgg naa ñu jàppale leen ba ci kanamu yàlla ndax nag ma chérie suba gi 5 heures du matin man laay yeewu di defar sama doom pour ñu dem école des fois maa leen di déposer yóbbu leen école mais damay gis jigéen ñi banlieue bi fii jigéen ñëpp ay yeewu di daan seen doole nañ leen jàppale nañ jàppale jigéen ñi te man maa nekk seen ginnaaw et man maay seen avocate te politiciens yi nga xam ne ñoo nekk fi ak politiciens yi il faut que ngeen di bàyyi xel jigéen ñi di leen bàyyi di leen nax mënoo leen tey bu dara jotee ngeen ñëw ci jigéen ñi topp leen wax a wax bay bëgg a de bu passé ngeen fàtte leen loolu amul fenn du am mooy téye nit mais fulla ak jom ak bëgg nit moo koy téye bëgg leen seen gox te gëm seen bopp aussi loolu am importance la voilà alors maa ngi koy wax ci wàllum beauté loolu ngay yëngu tey dina baax tam nga xaw a conseiller suñu mbokku jigéen yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi xam nga dañuy wax ne ñu ci bari dañuy gaaw a bàyyeeku sër t-shirt yeeg yooyu yow nga nekk conseillère en beauté ak lu mel noonu loolu leen di wax mais ngoone attends nañu waxante dëgg jigéen bu ci bàyyeeku daf la neex dëgg la des fois nag sa loxo mën na bañ a jot sa ginnaaw mais yaakaar naa ne xartum sax boo ko amee boo sangoo ba set passé ko ba mu tàlli boo ko solee sax mën a jàmb sa Dakar n'est-ce pas solu du doole xel la man dama koy wax chaque jour yaa ngi may gis tey jii je ne suis pas en perruque je ne suis pas mais solo nga nag mais élégance si nit lay nekk nit mooy def benn raffinement ci moom ñun man je suis là pour tout le monde au dehors de l'émission boo ma gisee da nga naan kii du Djinda parce que dama simple mais simplicité bi dafa ànd ak set gis nga sañse dafa ànd ak set ba pare environnement man damay defar ay cuuraay dañuy defar ay parfum fu ma dem loolu laay njëkk a lijjanti loo xam ne jigéen ñi buñ ko yor ay astuces yoo xam ne dañ koy yor mais xaju si émission yoo xam ne dañ koy yor pour jigéen ñi dañuy conseiller bu baax a baax jigéen ñi si côté beauté si côté hygiène surtout dama ci voilà hygiène bi moom dama ciy laal bu baax a baax dañ ci daal di conseiller jigéen ñi bu baax a baax pour ñu toppatoo sëñ yi ak alaaji yeeg yooyu bu ko mel ni ay soxna ñoom Pape Diop xam naa bu Malick il faut ñu andi leen fi waaw bu ko defee ñu jël moom nag ci daa xaw a doy waar bagage yi waaw daa xaw a doy waar il faut que ñu jàppale soxna si tuuti alors période sedd dañuy xaw a jëm si lan ngay conseil jigéen yi lu jëm ci seen yaram lu jëm ci tissu yi nga xam ne moom la ñu war a sol habillement en général waaw comme ni arrivage bi ma am nii bu bees boo xoolee nii instant bi dama voyage woon maa ngi doog a ñëw parce que li may toog sax bariwul mais ñun à chaque fois man damay liggéey ci temps maanaam période bu nekk ak la ca xew parce que du ñëpp xam nañ ne du ci couture rek laa yem maa ngi je suis une femme boo xam ne damay yëngu ci yeneen activité lu dul ñaw bi donc bu dee ci côté lekk dañ ciy yëngu bu dee ci côté leneen ak leneen dañu ciy yëngu bu baax a baax mu ñuy jàppale parce que du ñaw rek nga mën a basé wu ndax ñaw bi ku nekk xam ne saturé na mënu laa may lépp li nga bëgg voilà loolu moom ko xalaat sax nag da nga am xalaat bu la neex rek mais mënu nekk donc dañuy liggéey avant ñaw bi dafa am yeneen liggéey yu ñuy def muy business bi ñuy def aussi donc di wax ne jigéen ñi bu ñu jigee dinañu liggéey ndax des fois nag damay liggéey ak jigéen ñi des fois nga ñëw sax boo soxlawee liggéey ma ñaw lu bari jox la nga teg sa carte d'identité ba jël say filière lu leer nga dem nga liggéey jaay boo ñëwee verse ma jël sa xaalis da nga def loolu bari na am naa ci ku nekk Saint-Louis man maa koy defal ñaari ñu nekk Saint-Louis Thiès Fatick donc gars yi ñu ngi si sous région bi noonu laay def ak ñoom dama leen di ñawal à bas prix loo xam ne ñoom dañ ciy génn man leer na ma dañ ciy génn parce que man tissu yi maa koy indil sama bopp su ma leen ñëwalee jox leen ñu dem jaayi bu ñu paree jël seen xaalis indil ma donc loolu maa ngi koy def ak jigéen ñu lu baree bari instant bi nii dañuy am ay arrivage yoo xam ne doo ko mën a wax parce que day nuru sax publicité te man loolu doxuma ci mais ku ma jigee boo ñëwee incha allah lu ma mën pour jàppale la nga liggéey dinaa ko def mais nga def ko nag ak sérieux parce que je suis très sérieuse d'accord kon ñuy woo suñu mbokku jigéen ñi ñu approché la bu ko defee rek ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey mais mu am phénomène boo xam daf leen sonal yéen ñi nga xam ne ñooy couturières yi da ngeen di jëndi tissu am collection boo xam ne yéen a koy ñëwal seen bopp posté ko Facebook yéen a xam ci yeneen réseau yi ñu copier ko collé ko loolu tamit lu muy def man pour man garaawul ndax lu baax la ñu roy ndax damay dégg des fois sama mbokku tailleur yi di ko ñaawlu may man dama ne lu baax la ñuy roy ngoone est-ce que xam nga ne amul benn tailleur bu dox ci àddina bu du tricher dafa bokk ci àddina ngoone tey su ma gisee nga sos sa robe bi mu rafet
mais war naa ko mën a jël yokk ci sama tuus ne lii de su ma ko ñëwee defaat ko ni dina rafet loolu aayul ngoone pour man àddina lépp partage la pour man lépp bokk la lu rafet rek la ñuy roy lu rafetul kenn du ko roy ngoone doo gis lu ñaaw nga ne lii dinaa ko sol boo ko bëggut a sol doo ko sol donc boo bëggul woon ko xool tamit li nga def doo ko dugal ci internet man dama koy wax en haute voix man bañu ma ko ma touché comme man damay dessiner da ngay dessiner ñaw ba pare nga gis keneen ñaw ko mais du ñu xam ne Djinda sax moo ko ñaw parce que man dinaa am tendance ñu yor sama staff bi ñoom ñooy dugal sama kii mais man je ne suis pas réseaux sociaux man dinaa dugal samay tenue lu bari sax après nit ñoo mën a ne gis nañ sa tenue yi mais du ma ko sax gis tellement que dama am ñu nekk sama ginnaaw xam ñoom laa bàyyeel li nga xam ne mooy sama visibilité nit ñi xam nañu Djinda mais xamuñu Ndak en personne xamuñu ma en personne parce que je suis inaperçue du ma génn lu bari du ma affiché wu lu baree bari c'est très rare ma affiché wu donc nag di wax ne lu baax rek la ñuy roy loolu pour man amul benn problème d'accord liggéey bi ak ménage bi nan nga koy gérer non àddina moom lépp loo gis ak organisation la laaj day wax moom nekk fii mu ngi doxaa donc mu jàppale mu baax a baax sama liggéey aussi accompagner ma ci ba aw ma dara lu ma ci metti maa ngi liggéey sama liggéey maa ngi dem samay voyage mais xam sama bopp nag xam man maay kan waaw ndax nit ki moom pour nga mën a egg fa nga jëm faa nga xam sa bopp boo xamee sa bopp rek doo juum ndax nit ki lu mu la jox rek delloo ko loolu te li ma jox rek loolu laa koy delloo incha allah mënuñu tàggatoo te duma la laaj ne la ñaw yi nga xam ne yaa ngi koy envoyé Karim Wade yaa ngi ko koy jox ba léegi wala Karim moom dañoo nekkandoo doxaa mais loolu moom laisse tomber dégg naa nag wax ko nag mënoo di ñawal ku mel ni Karim Wade te doo ko wax waa Dakar moom ñoo bokk suñu Qatar moom wax dëgg fa yàlla yow ne koy ñawal ak yooyu tam wax mais laisse tomber nañ bàyyi lool si ay waay ngoone yow si teg ma tontu balaa ñu tàggatoo li ñu des ci waxtu ngoone bàyyi ma sa diggante ak moom xam nga da ngeen am diggante ngoone loo ko nëbb xam nañu boo demee Qatar kër yaa Karim yéen ay ngoone ku la wax loolu dañ ko fo rek non loolu amul moom dañ lay nax rek mais yaa ngi koy ñawal non loolu yëpp laisse tomber ñu ngi lay wax yaa ngi koy wàcc ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu leen moo di joxe rendez-vous rek ci inauguration bi ngoone maa ngi gërëm ñëpp nag franchement instant bi nag il faut que ngeen may ma peu de temps ma am benn remerciement bu may def sama staff bi ndax ku ne xam na ne 10 jours rek laa defagul Sénégal mais ngoone 10 jours yi man sax dama dem ba nelawatuma ndax staff bu doy waar staff bu nangoo liggéey gis nga leen ni ñu toogee nii nanguñ sax ma wax du n'importe quoi yàlla def nag yàlla daf ma booleeg moom baara depuis très longtemps muy liggéey man kee sama xaritu rakk la mais dafa presque nekkatul sax xaritam man la gën a jigéen et c'est un professeur de philosophie donc comme ànduma ak ñu ndaw ñu am bopp laay àndal ñoo xam ne dañ may teg ci yoon voilà donc may gërëm aussi côté bu nekk dama cee am parce que man je suis quelqu'un vraiment boo xam ne fu ne laay dugg fu ne laay tepp ku ñuy wax Mass aussi Mass Sañ-Sañ c'est un danseur moom tam mu ngi may jàppale ci côté boobu sama rakk yi Bamba Ndongo ak sama sénateur bi ñoom ñu ngi may jàppale bu baax a baax si liggéey bi mais di remercier sama papa mi nga xam ne moom laa fi desee di remercier aussi monsieur Kane ndax nag tey lu ma mën ñoom la rawatina nag borom kër gi moom lu ma mën moom la fu ma egg moom la donc du ma noppi di ko remercier si côté yëpp di la wax ne yaa xam ne nga bëgg yàlla na la ko suñu borom defal yàlla na fi yàlla bàyyi sama baay bu baax bi ba lépp lu mu bëgg ci man yàlla defal ko di wax sama fans yi nga xam ne ñoo may bëggee ndax xam naa namoon ngeen ma mais maa leen raw ndax appel yi bëri na di leen wax ne leen foo leen ma teg naa leen fa foo leen ma féete naa leen fa projet yi aussi ñu ngi ñëw série aussi ñu ngi ñëw ñu ngi si biir ay surprise yu baree bari di woo jigéen ñi di lancer waat appel autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii Guédiawaye di leen wax ne leen ñun dañuy jël ay engagement tu me pardonnes là-dessus maa ngi xawaat ñëwaat tuuti émission bi te ñu ngi tàggatoo voilà j'étais la présidente de l'ASC de golf te bi ma koy def gisuñu kenn golf fii ñun dañoo soxla ku ñu jàppale golf dafa nekk dëkk boo xam ne dafa neex a jàppale mais kenn jàppalewuñu kenn jàppalewu fi kenn man bi ma fi nekk ASC nekk naa fa ASC ba génn kenn moo ma fi jàppale te mën naa ko wax muy pas Amadou Fall moom xamul ne sax jég naa ko moo ma fi jox un chèque de 1 million ñu def ko ci équipe bi et man j'ai dépensé des millions et des millions pour équipe bi nañu jàppale golf xam ne xale yi dañuy sonn si ñoom di woo sama maire bi nga xam ne moo fi nekk aussi di ko wax ñun amuñu ñu dul ñoom ñooy suñu autorité ñoom la ñuy ndamoo ñoom la ñuy sagoo nañ jàppale jigéen ñi jàppale jeunes yi ñu liggéey ñun tamit loolu la ñu am bu ñu jàppale seen bopp la ñu jàppale
di leen remercier aussi waa Dakar Buzz di leen wax seen déplacement aussi ça fait plaisir kontaan naa ci bu baax a baax di leen wax ne awma seen fay di leen woo aussi si le vent bi di leen wax ne du yomb de bëgg naa ngeen ñëw gis bagage yi gis li ñuy liggéey gis wuy si bi aussi li nga xam ne moom la ñu nit ñi di wuy see incha allahu rabbi fekke wàlle délégation bay jóge ca Qatar loolu moom yaakaar naa ne Dakar Buzz du ko raté ñu sant la bu baax gërëm la di gërëm bu baax sa staff ci professionnalisme bi nga xam ne ñu ngi koy def ak accueil bi di leen jox rendez-vous le 20 novembre incha allah ci inauguration bu mag boobu nga xam ne Guinda dina ko def